dee côté politique daanaka kenn ku ci nekk am nga ci sa xalaat mooy sama xalaat ak xalaatu ñuy poser question tey bu ñuy wax Dame Mbodj dañ lay gis ci terrain politique yu bëri Dame Mbodj bi ñu jiñee Ousmane Sonko ci wàllum yàkkataan gis nañ la na nga ca taxawee Dame Mbodj bi ñu gisee wàllum góor jigéen ñi gis nañ la na nga ca taxawee Dame Mbodj day def sax ay woote journalistes yi ñëw ngir muy wax xalaatam daam tey fan lañ la mën a kalaale am na sax ñuy jiñ ñi est-ce que Dame Mbodj bokkul Pastef ca yow ngay woote société civile Dame Mbodj question Adji Sarr ni nga ci taxawee da nga cee am lu nit ñi amul wala dañ cee jot information yi nit ñi jotu waa jërëjëf intellectuel soxla woo am lépp intellectuel da ngay analyser ay contexte la nga am ay éléments d'appréciation comme niñ koy waxee di wax sa xalaat ci réew noonu la intellectuel di doxee intellectuel doo xam ne da ngaa nekk nit koo xam ne lu la joxul nga téye sa loxo rek mënoo koo xam intellectuel du doxee noonu kon mbirum Adji Sarr bi naam am na lu ma yoroon mais am na loo xam ne lu ma analyser la moo tax ma amoon ci taxawaay bi ma ci am beneen bi nag mooy man société civile laa bokk effectivement bokkuma parti parce que bokk parti mooy xam nga yéen ñooñu foofu ñi ci bokk Pastef dañoo dem jël carte Pastef parce que mënoo bokk ci parti te doo dem jël seen carte de membre boo bokkee ci ab parti xanaa da nga dem bokk ci benn kuréel mooy instance yi nga xam ñoom ñooy doxal ay section xaw ma nu Pastef organisé woo xaw ma mais damaa yaakaar ne su ma ca bokkoon xanaa danaa bokk ci loolu man Pastef bokkuma ci parce que ki ko jiite wax naa ko fépp bi mu créé parti bi ñëw na toog ak man booba kenn xamagu ko mi ngi doog a am récépissé booba kenn dàqagu ko ci fonction publique mu ñëw toog ak man ne ma man profil bi nga am su ma sañoon nga ñëw bàyyi ser syndicat nga ñëw ñu ànd ci politique nga bokk ci bureau politique bi su ma doon politique kay booba loolu laay def dem ànd ak moom ci bureau politique bu Pastef booba El Malick Ndiaye rek moo ko fekke waxtaan wa man ak moom la El Malick Ndiaye mi nekk chargé de communication kon man Dame Mbodj li may wax lu leer la man politique ma ndax aw ma carte Pastef aw ma carte beneen parti mosuma dem siège u Pastef nga réunion société civile bu ñu programmé bu ñu nee siège u parti lañ koy def dem mu amul benn réunion bu ñu defagun société civile boo xam dañ koo def ci siège u parti boo xam man Dame Mbodj dem na plusieurs fois waa M2D woote nañ ay rencontre yoo xam siège u Pastef lañ ko woote man Dame Mbodj demuma man bokkuma Pastef li may wax lu leer la mosuma dem bureau Ousmane Sonko mos a ñëw sama bureau mosuma dem këram mos a ñëw sama kër mosuñu dañuy daje nag ci terrain bi parce que ñun société civile dañuy daje ak politiciens yi ci ay xeex 23 juin ñu taxaw xeex mooy bi ñuy célébrer 23 juin tase nañ bi ñu amee ñun société civile tamit lu ñu war a waxtaane ak kuréelu parti opposition yi ak pouvoir bi nangu ñoon recevoir mais dem nañ rencontrer coalition yi wàllu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi et cetera ba ma fa demee daje naa fa ak ay leaders yu mel ne Ousmane Sonko maintenant bi ñuy xeex ci coow Adji Sarr bi tamit position ma ci amoon ci dëgg laa ko tegoon mu leer ma nañ ne ay tappale dong la pour éliminer ab candidat buñ defee leneen dul yoon damay taxaw position Macky Sall mii bi ko Abdoulaye Wade di jaay doole Macky Sall bi ko Abdoulaye Wade di jaay doole bi mu woowee Karim Wade ak yeneen galgal yu mu defoon à l'époque pour laaleeg Abdoulaye Wade mais comme tegoon na ko ci yoon moom Macky Sall Abdoulaye Wade bëgg koo faagaagal man bokk naa ci ñi nga xam dañoo taxawoon ne loolu du fi amee parce que Abdoulaye Wade moomul réew mi c'est la même chose ci tey jii li nga xam ne moom la Macky Sall di def damaa gisoon mu leer ma nañ ne ab leader bu ñu ragal moom lañ bëgg a wuti tappale pour éliminer ko 2024 pour du nekk candidat ma taxaw ne loolu du fi amee. mais luñ ci mën di wax ci côté boobu daam ci côté boobu luñ ci mën di wax justice moom yeyoon na ci yàb bi am ci ay enquêtes yoo xam ne ñu ngi ko doon def kenn joxeegul addu mais ñu la ciy faral di dégg ngay am position yooyu jël position yi day mel ni mën na nekk sax position partisane loolu nag xalaatu ñenn ñi la di ci joxe sax ay xeetu information yoo xam ne dañoo njort ni tey dafa mel ni da nga toogoon ca ba enquête ba di am te diggante nu mu tuddati. non loolu kon ñu suivre la rek. loolu ñu suivre la. loolu xam nga ñu suivre ñu wax loolu. loolu xam nga ñu suivre ñu wax loolu. léegi beneen non jamono non attends c'est-à-dire loolu nga wax noonu il faut ma leeral ko xam nga. ñi wax loolu ay fee la yu ñu gis. non du ay fait déedéet li nga say commentaire xam nga yow say du posé wa question da ngay def commentaire. du samay commentaire ay fee la yu ñu gis. waaw mais moom laa lay wax mais da ngay def ay commentaire da nga may déglu c'est-à-dire mënoo def say commentaire ba ñu jàll ci leneen man du ma doxale noonu aussi léegi li ma la bëgg a wax mooy ci loolu. man defuma ay samay commentaire bopp comme si damaa fekkoon enquête ba du loolu enquête bi daa senn yow kon suivre li xewoon dañoo dem à la gendarmerie section de recherche gendarme bi yore enquête ba pare enquête ba senn man ku ko génne sama yoon nekku ca parce que ñu ngi naan moom moo ko génne keneen a ko génne mais li leer mooy enquête ba dafa senn comme enquête ba senn na
ma xam lan lañ laaj Adji Sarr ak lan la tontu ma xam lan lañ laaj mama ba ma ko doon jàppale ci massage ba ak lan la tontu ma xam lan lañ laaj Ndeye Khady Gueye ma moom salon ba lan la tontu lan lañ laaj borom këram lan la tontu lan la médecin ba def prélèvement bi ak lan la joxe comme conclusion et cetera loolu lépp su ma ko boolee wax dëgg yàlla nag damay am ay éléments d'appréciation man enquête préliminaire bi comme ni ko sénégalais yëpp yore woon seen téléphone noonu laa ko yore woon sama téléphone fanaan ci guddig la mu liir lépp liiraat ko xool ku ci nekk la mu wax ma analyser en tant qu'intellectuel mu leer ma nañ ne ay tappalee ko lal loolu du ay waxantu ak ay yaakaar naa njort naa lu ma teg baaraam la liir ku ci nekk li mu wax mu leer ma nañ ni lii ay tappalee ko lal parce que musuma gis comme ni ma ko doon waxee à l'époque ku ñuy violé ngay góolu ki lay violé ak di ko préparé sa viol loolu mu sam Sénégal gulet ñu am kun violé koo xam ni moom moo préparé ni ko violé loolu la enquête bi wone wax léegi nag loolu man Dame Mbodj en tant qu'intellectuel dinaa ko xam di taxaw di layam mais du ma ko def damay taxaw wax li nga xam moom laa gëm wax li nga xam ne mooy dëgg te l'histoire m'a donné raison ñoom fi mu toll nii xam nañu dossier boobu yàqu na te loolu mooy dëgg loola ma doon wax kon man waxuma ko ci sama xalaati bopp dama ko wax ci ay faits yu leer c'est pas samay xalaati bopp déedéet maintenant nag un intellectuel c'est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas c'est ça un intellectuel maanaam di gëstu ci loo xam sax sa yoon néew ci loolu mooy intellectuel man mënumaa nekk cim réew am lu fa xew maanaam non man bokkuma ci politique bi donc comme c'est une question politique sama yoon nekku ci man du ma doxale noonu tey jii yow mii suñu la doon jaay doole ma am ay preuve ni ñu ngi lay jaay doole damay ñëw taxaw sa wet man noonu laa mel donc parce que loolu laa mës a def ci sama àdduna te incha allah noonu laay deewaale yàlla na yéex donc loolu man awma ci benn complexe bu problème bu mel noonu amaatee Sénégal it noonu laa ciy taxawee incha allah. jërëjëf daam ñu gis la ci sortie bu yàggut ci problème mu homosexuel góor jigéen ñi tey ji Sénégal am lu ci jot a xew ba assemblée nationale am loi buñ fa yóbbu woon waa sàmm jikko yu yóbbu ko fa gars yi bañ ko ñu gis ci position yi ngi ci am ba ñi ñu jotoon a convoqué sax président de la république woon fi ay imam ñu gis la benn ay imam yu ànd ak moom ci politique ay imam yu ànd ak moom ci politique waaw danañ ñëw ci côté boobu ndax tey boo ay mën nañ leen woy ay imam waaw moo non terewuma ne ay imam lañ de mais ay imam yu ànd ak moom ci politique te kenn ki du imam muy imam Omar Dieng du imam ok d'accord danañ ñëw ci loolu léegi daam position yi nga ci jël tey ca boo fa ca ku xam baatu homosexualité tey OMC je pense bu ma juumul 1966 wala 1965 moom daf ko considéré woon comme loo xam ne si dañ bu dalee góor wala góor gu ni mel wala jigéen ju ni mel xeeti feebar la ba ay jëmmi jamono sax ñu doo ko dindi ci liste maladie yi tey mu ñëw Sénégal ñu am lu leer lu ñu def ñu ne tout acte contre nature dañ ko criminaliser nit ñi ñëw bëgg a def beneen loi boo xam ne day du lool de loolu alternative lañ non dama bëgg terme yi leer waa déet dama lay wax kay moom damay dut baaraam man sama wax kay du ma wax lu ñuy laam-laam dama ni waa déet man li ma la wax kay man code pénal bi kay partie boobu dama ko sax xëru mën naa laa restel ni mu ko waxee xama code bi lu mu wax code bi waxul criminalisé dama lay wax damay ma rek déet ndo man soo wax man da ngay wax lu précis le code pénal ne criminalise pas l'acte contre nature mais daf ko pénaliser c'est-à-dire y a une différence entre pénaliser et criminaliser donc boo ma nee ko criminaliser d'accord mu lan lañu criminaliser foofu dara amul dara lañu fa criminaliser xam nga lu ñu fa def pénaliser dañu pénaliser c'est-à-dire c'est un acte pénalisé et non criminalisé lan moo tax kon ñu rejeté amendement bi au niveau de l'Assemblée nationale ndax boo ko tuddee day xaw a paradoxal lan moo tax kon ñu war a mën a dàq li ñu lan moo tax ñu war a mën a dàq loolu au niveau de mooy da ngay poser question ba noppi commentaire ko léegi boo ma laajee ma wax la yow pour yow lu tax ñu rejeté ko ma wax la ko question bee xaw a yaatu rek maa ngi lay dégg waaw mais bon loolu mooy problème bi parce que da nga mélanger beaucoup de choses léegi xoolal dama lay expliquer c'est-à-dire xama lu am ci code pénal bi le code pénal sénégalais depuis 1966 donc ça fait maintenant 55 ans comme loolu nga déparé moo am code pénal bi depuis 1966 dafa wax ni ñaari mbir lay tere acte contre nature ak acte impudique loolu magistrat yi sax boo leen laajee mun ñu koo tekki moo tax man ku ma laaj dama naa la duma ko tekki ndaxte leerul magistrat yi ñoom nee nañ leerul barki dem moo tax ñu ne jàpp ni ca Baobab ca seen kaw mosquée ñaari góor jigéen ñu fay sëy du mujj fenn léegi ñu bàyyi leen xamul dañu leen di bàyyi ñaari góor jigéen yi ñu jàpp yëg nga ko Sénégal maa ngi ko doon dégg waaw ñu dem ca Baobab ca kaw minaret ba ca kaw ca terrasse mosquée ba fa lañ dem tëdd ñoom ñaar di sëy ñaari góor xam nga jàpp nañ leen actuellement mais xam nga ñu leen di bàyyi
xam nga ñu leen di bàyyi parce que code pénal au Sénégal amul fenn fu mu tudd homosexuel mot homosexuel amul ci code pénal au Sénégal. loolu ça c'est la première chose. Deuxièmement acte contre nature amul benn juge bu la mën a wax ne lii mooy ko acte contre nature te ensuite kenn criminalisé wu ko ci code bi dañ ko pénaliser c'est un délit. Il y a une différence entre un délit et un crime ñun nag dañoo bëgg ñu jóge jëlee ko délit yóbbu ko crime ñoom ñu ne duñ ko jëlee délit yóbbu ko crime parce que Macky Sall nee na barki démb ci palais bi day mel ni kon ñoom dañoo mel ni dañoo rey nit buñ ko defee crime buñ ko criminalisé day mel ni dañoo rey nit loolu moo gën a garaaw rey nit yàlla subhaanahu wa taala ñi fi rey ay nit boomagu leen ci àdduna amul askan wam da leen a boom parce que dañoo rey ay nit da leen di xaare bés penc mais ñi fi def affaire ngóor jigéen ñoom rek la fi yàlla tukkal seen àdduna te demaguñ bés penc mooy Girbaana yonti yàlla loot donc ngóor jigéen moo gën a garaaw crime maanaam dem rey nit ngóor jigéen a ko gën a garaaw loolu lañ ciy jàngate ñun léegi moo tax Macky Sall moom liy dëgg mooy loolu mu def ca palais ba dem jël ay imam yu ànd ak moom parce que imam yooyu dañuy politique man joxe naa ci Ndoumbelane bi ma dem vendredi passé nee na Aïcha c'est dommage mais soo jox naa la sa téléphone noonu laa ko waxee ci télévision bi ay vidéo yu wane nañu imam Moustapha Gueye ak ñooñu mu àndaloon en 2019 dañoo nekkoon di battre campagne pour Macky Sall def seen déclaration ne Macky Sall lañ bëgg Sénégalais yi votel ko loolu lañ def également ci élection yii nu mujj yu élection locale yu 2022 yii dañoo def ñoom même groupe imam bi demoon ca palais ñu taxaw ne ñoom Diouf Sarr la ñuy jàppale na Dakar waaye fal Diouf Sarr waaw mais ay imam yu far kay bu Macky Sall nekkee ci jafe-jafe ñu dem ànd ak moom c'est normal moo tax ñoom moom la ñuy jàppale moo tax imam yooyu du ma seen i wax ensuite kenn ci ñoom imam Maodo Sylla moo ko joxoon les questions financières mu def ca lam ca def du ma ca dugg muy Omar Diène mais Omar Diène du imam daa ànd ak ñoom tuddee boppam imam mi ngi mel ni dàmbuj mu nekk ci biir imam yi man imam yi bi ñuy sargali sëñ Muntaxa ci waxam ju rafet ja ca jëng ba ñu tëjee oustaz suñ njaañ ba ca Louga ba ñuy dem di sargal sëñ Muntaxa imam yi ñoom imam Dame Ndiaye ak ñoom imam oustaz Alioune Sall ak yooyu ba ñuy dem dan maa yóbbaale waaye yóbbaale ma taxul ma nekk imam du ma imam moom Omar Diène du imam day ànd ak imam donc bañ tuddee ko imam waaye du imam kon nag man li ma bëgg a wax mooy ñoom ñooñu fa demoon muy Makhtar Ndiaye muy imam Makhtar Ndiaye ak kin tuddee imam Omar Diène te Omar Diène lan ko war a wooye nde du imam amul fenn fu mu jiite foo xam si mën nañu fii moom mooy imam bu mu fi jiite ak imam Moustapha Gueye ñoom ñooñu Macky Sall la ñuy liggéeyal ay imam yu ànd ak Macky Sall di politique lan loola ñu fa wax bokkul ak li am xamalu am mooy Sénégal Macky Sall mi ngi dérouler ce qu'on appelle l'agenda LGBT mi ngi lawal mbirum ngóor jigéen ci Sénégal ci ministère yi créé na leen sax am ministère bu tudd ministère du genre boo xam ne lan fay def lépp mooy xool nu ñuy yombalaleel góor jigéen yi Sénégal pour ñu dawal seen programme normalement kon nag ñun li ñu wax lu simple la ànd ko ak sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom ànd ko ak suñuy kilifa diine ñu ne ñu danoo bëgg ñu tere ngóor jigéen criminaliser ko daan leen daan yu saf-saf bañ lii nga xam ne xew na barki dem baobab suñu leen jàppee ñu tëj leen fukki at ci kaso bi mun a fay loo leen 5 millions loolu la Macky Sall ni du ko def parce que ñemoo koo def parce que ku jël alalu ku jël avance da nga may déglu ku jël avance sëgg bëre Macky Sall liy jafe-jafeem mooy lobby LGBT international bi la ñemewul parce que ñoom fii la ñuy nekk ci sunu réew yi ni fi rëj di financer moo tax ku ci mel ne Alioune Tine ak association yi nga xam ñoom la ñuy financer muy ONG yi ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci même position bi que buñ ko def buñ ko criminaliser parce que ñoom ñëpp ku ci wax ca kaw financement ya nga doon jot moom la ñuy téye parce que góor jigéen ñi ñoo contrôler adduna bi liy dëgg mooy Sénégal réewum jullit la réewum musulman ak chrétien am nañ droit ni sunum réew ngóor jigéen du fi law comme nam lawee Europe kon nag nan ñu criminaliser ngóor jigéen képp ku ko fi def ñu jàmmaarloo ak yow te loolu mooy andi jàmm de gis nga tey ji wan nañ ma benn cimetière boo xam ne ña nga taxaw ñoom waa dëkk ba ne kenn du fi suul benn nit boo xam ne nañ góor jigéen la gis nga xeex lay indi ci dëkk bi gis nga buñ ko criminaliser wul sénégalais ñoo koy fajal seen bopp te loolu musiba la fi indi kon nag moo tax ñun loi bi dañ koo proposer pour jàmm am Sénégal mooy lan mooy ñu criminaliser ko ngóor jigéen bu bëgg a dund sa mbirum ngóor jigéen nga voyager dem Europe wut say këyit dem wala nga dem ci beneen réew boo xam accepté nañ ko fa mais ñun Sénégal ñu tere ko parce que ñoom moom suñu réew
daam bu ma la déggee booy wax waxu criminalisation te léegi nga joxe ni képp koo xam ne dal na la ñu tëj la juróomi at amande lu ëpp 100 000 francs wala ak 1 million 500 ñun loolu lañ proposé fukki at ngeen proposé mais boo xoolee ci code pénal bi ñoom homosexualité lañ bind l'homosexualité est punie au Sénégal par l'article 319 du code pénal alinéa 3 maa ngi code bi moom laa tiim daam l'homosexualité le code pénal ne dit nulle part kooku loolu xolal kooku la ko ab article journal la le code pénal bu la neexee mën naa la jox xolal bu la neexee suba ma jox la version électronique du code pénal amul fu ñu wax ci article 19 bi déglu rek li ma lay wax amul fenn fu ñu wax ci article 19 bi que l'homosexualité est criminalisée au Sénégal amul fenn fu ñu ko bind waxuma la criminalisé dama ne la puni laa liir léegi dafa am foo xam ne bëgg naa fa jàll tey bu ñu xoolee boo nee ma Macky Sall tey amul xoolal Sidiki Kaba dama la jox rek benn exemple Sidiki Kaba mooy nga xam ne moom mooy ministre des affaires ministre de la justice bi Macky Sall njëkk a fal bi mu ñëwee au pouvoir mais Sidiki Kaba moom xam lu mu taxaw wax ci kanamu ñëpp que l'homosexualité n'est pas interdite au Sénégal boo tapé internet bi léegi nga gis ko te moom mooy avocat may ma rek avocat góor jigéen yi xoolal avocat góor jigéen yi mooy maître Sidiki Kaba te mi ngi ci nguurum président Macky Sall dafa am loo xam ne tey il faut que ñu bàyyi ci xel tey ji buñ ko bëggoon a criminaliser au Sénégal kan ngay tuddee homosexuel góor gi nga xam ne dafa nuru góor di dox dox ni jigéen dañ koy jàpp loolu suñu yoon nekk loolu kenn wax exactement ama la ñuy tuddee góor jigéen may ma moo xam may bàyyi ma toon il faut que ñu parce que comme dama la débat politique la def am Ndiaye andi Diop bi da nga may laaj ma tontu rapidement danañ ci ñëw parce que bu ma lay wax am Ndiaye andi Diop may it bu ma amee xalaat bu may wax parce que lii may wax lu samay wax ay nit ñoo may bind ci suuf ma leen koy jàllale moo tax ñu bàyyi noonu léegi dama bëgg a xam dara tey ji buñ ne képp koo xam ne ñaari góor buñ tëjoo seenam nekk di def la ñuy def ala kulli ok d'accord te c'est très rare ngay gis au Sénégal góor ak jigéen sax di sëy jëkkër ak jabar sax di fóonante ci mbedd mi c'est très rare nga koy gis mën naa am cas yooyu mën naa am alakuli waaw ñooñu nag lañu wax ne nañ leen te 10 ans ba noppi nag xoolal teg leen daan yu 10 loolu lañu wax ñun léegi wala ñoo xam ne ñoo taxaw ci ak kër may ma rek ma tontu loolu mu ñu féete boor xam nga lu ñu wax ñun ko ñaari góor yuy taxaw di sëy foo xam ne dañuy provoquer nit ñi wala ñaari jigéen yu taxaw di sëy wala ñu organiser ab mariage ci ab salle ne ñaari góor lañ fay defal célébration mariage comme ni mu amee en Europe loolu lañu wax ne du am Sénégal nañ ko interdire teg ko daan yu 10 loolu lañu wax mais ñun ku nekk sa biirum nekk ñaari góor yu nekk seen biirum nekk te fesaluñ ko yoonu kenn nekku ca ñun suñu yoon nekku ci ñun waa ànd sàmm ci ko buñ jaxase wax ji bu ko kenn jaxase léegi dafa am lu bari loo xam ne xew na au niveau du Sénégal tey li ngeen bëgg mu am jafe-jafe yi mën naa am ndax tey bu ne dañ koy criminaliser ban juge mooy statut wu ak kan mooy indi preuve ndax tey jii bu doon ci diine sax la ñuy wax njaaloo pour nga dóor ci nit problème la waxuma la ak ay ñaari góor ak jigéen yuy sëy ndax preuve yañ cay laaj ci diine buñ ko doon laaj ci homosexuel gëm naa ni njort naa ni balaa ñooñ di indi preuve li ñuy njëkk a def mooy dal ci ñaar ñu koy def ray leen ba pare kon tey boo ni ma woon nag président de la république ñi mu waroon a waxtaanal mooy ñi nga xam ne ñoo solo combat bi mooy waa ànd sàmm jikko yi loolu mën nañ ko d'accord parce que ñoom ñoo baatar xeex bi ñooñu aussi jàpp naa ni du président de la république waroon naa mën a ñëw ci ñoom waxtaan ak ñoom léegi daam buñ jógee ci loolu tey dañu gis ni da ngay gën di engagé wu ci wax ci télé yi wala ci rajo yi wala ci wàllum politique kenn nag du ni jàngalekat yi nañu jàngale médecins yi nañu ñoom faj waruñoo am seen gis ak seen xalaat ci société bi mais dafa bëri nit ñoo xam ni posture bi nga am waaw bala ngaa jàll question bi mën na si ñëwaale moom lu tax que ñoom xeex bi ñu xeex bi nii waa opposition bi Yewwi Askan Wi déggul leen si ak lu tax loolu ñoom rek lañ siy dégg lu waral loolu te moom moo ngi si mouvement yooyu noonu ñu dolli si question boobu. daal jéemal a tontu ci question bi. daam déglu nga question bi TikTok posé wala. dafa tëj maayagam nekk ubbi maayagam. daam sa maayag dafa mel ni da nga koo tëj sa micro da nga koo tëj jotuñu la ñu dégguñu la de bu fekkee ne yaa ngi wax. daam yaa ngi fi. maayagam bi la tëj xam naa xamul na dafa tëj maayagam. man la position bi Yewwi Askan Wi di am ci homosexualité bi man intéressé wu ma xamul tax man bokkuma Yewwi Askan Wi bokkuma ci seenub coalition ànduma ak seenub coalition donc man la ñuy am composition intéressé wu ma xam lu ma intéressé man li may def ak sama coalition li muy def ak li nga xam ne moom mooy xew ci réew mi ak muy def ban position dana ma intéressé ñoom position biñ ci war a am
li ma leer daal mooy ay leader yu nekk Yewwi Askan Wi bi ñu defee sunu rassemblement 23 mai 2021 bi ñëwoon nañ ca rassemblement ba comme ki ci gën a siiw mooy Ousmane Sonko ñëwoon na man loolu moo ma intéressé maintenant nag léegi ñoom lan mooy seen position ñoom waa Yewwi Askan Wi man loolu lijjantiwuma ko parce que man bokkuma lee Yewwi Askan Wi. loolu leer. léegi loolu